jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi nuy seetaan ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides ñu koy ñaanal yàlla gën ko fi yàggal te gën ko wéral di ko ñaanal mbokki mboolem kilifa yi diine yëpp mbokk yi ñoo ngi fii ci Touba Mbacké ci résidence Cheikhoul Khadim en direct ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy wéyal ànd kook yéen muy mashrabu saafi tey jii nag di alarba dëppook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor atum 1446 ginnaaw gàddaay gi di atum tolloog li nga xam ne moom moo di 26 mars 2025 muy liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy wéyal fii ci résidence Cheikhoul Khadim ci mashrabu saafi édition 2025 liggéey bi nag tey jii li nga xam ne moo jëm ci njàngum xasida gi kuréel gi nga xam ne moom mooy jàng ci biir saalu Serigne Moustapha Bassirou bi moom moo di kuréel waa kër Serigne Abdou Lahad bu daara Hizbu Tarxiya kuréel gi nga xam ne moom mooy accueillir muy teertu Serigne bi tey moom moo koy gunge mooy kuréel Masalikul Jinaan bu daara Hizbu Tarxiya bu Touba. kon loolee moom mooy programme tey bi ñu fas yéene wéyal rek ànd kooku yéen ci mbooleem li nga xam ne moom mooy activités yi nga xam ne mooy am fii ci résidence Cheikhoul Khadim bés bi yàlla sàkk ci biir weeru koor gi ci mashrabu saafi mbooleem li nga xam ne moom la ñu leen di baaxee bés bu yàlla sàkk mu jëm ci li nga xam ne yeneen pàcc la ci liggéey bi muy mbooleem secteur yi nga xam ne ñi ko jiite am na ay kàddu yoo xam ne dañ koy am di ko leeral mu jëm ci liggéey bi waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi nga xam ne njabootu Cheikhoul Khadim gi cheikh yi waa kër cheikh yi nga xam ne ñoo daan ànd ak sëriñ bu mag bi ñoom seen njaboot ñoom it di ñëw di ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha jotaay bu am solo bi saa su ne ñu yëkkati ay kàddu yoo xam ne day jëm ci gën a rafetlu li nga xam ne moom moo di mashrabu saafi bi gën a rafetlu li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké taxawal ànd koog moom mu nekk loo xamante ni ñoom ñëpp am nañ ci mbégte moo xam ne kawe na lool ak nii nga xam ne noonu la ñuy ànd ak moom sëriñ bi saa su ne di dundal li nga xam ne moom moo di weeru koor gi kon ni ko baaxoo àndeek yéen rek ñu dem ci kenn ci sunu reporter yi nga xam ne ñoom moom la ñuy àndal liggéey bi bés bu yàlla sàkk muy ki nga xam ne moo di Serigne Abdoulaye Faye ñu jox ko rek li nga xam ne moom moo di antenne bi mu jël foofu ay réaction yoo xam ne ay jëwriñ la yu yor lenn ci liggéey bi nga xam ne moo di mashrabu saafi laata ñu ñëwaat jëlaat yeneen réaction yoo xam ne day bàyyi ko fii ci yeneen i kilifa kon Serigne Abdoulaye Faye bisimilah. bisimilah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di jaajëfal suñu jëwriñ sëñ Fallou Sylla ci ubbite gu am solo googu xam naa dañuy jël suñuy nuyoo rek sof ci ay nuyoom di ziare mboolem ñi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew niñ koy àndee ak yéen rek bët bu set ci ñenn ñi nga xam ne ni fii la ñu féetee diiru weer wi di fi liggéey bu am solo ci secteur d'activité yu fasantikoo ñoo ngi taxaw ak Serigne Abdoul Ahad Dieye Serigne Abdoul Ahad Dieye nag bokk ci jëwriñ yi nga xam ne ni dañuy ànd ak soxna maam Issa Mbacké Ahlu Café fédération Ahlu Café di amal liggéey bu am solo ci ndogu yi diiru weeru fii ci biir kër Serigne Touba gi mu nekk liggéey bu yàgg kon sëñ Abdoul Ahad ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la Ahlu Café di amal liggéey bu am solo fii ci ndogu yi ci ndigalal Serigne bi ànd ko ak Hizbu Tarxiya waaye ànd ko ak mboolem mbokki talibé yi liggéey boobu tey ndax mën nga cee dikk ak ñun ca cosaan la ba léegi nii. jërëjëf sëñ Abdoulaye maa ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu itam suñu mbokku daara Hizbu Tarxiya yëpp di ko tàmbalee ci jëwriñ sëñ Youssouf ak mboolem ñu topp ci ginnaawam di rafetlu itam taxawaay bi bu baax a baax di leen nuyu itam ci turu soxna maam Issa Mbacké Ahlu Café bintu Serigne Modou Fati Xari Serigne Modou Fati Xari ibnu Cheikh Mazamba soxna maam Issa nag comme ni nga ko waxee dafa doon kenn ci yoon wi koo xam ne ginnaaw bi mu nekkee sëtu Cheikh Mazamba dafa jël cant wi ak jur gi ko sëñ Modou Fati Xari jur lépp mu boole ko def ko laxasaay ngir liggéeyal maam Cheikhul Khadim ci loolu nag la sosé fédération Ahlu Café Touba muy fédération boo xam ne bu yaatu la ñuy liggéey itam ay liggéey yoo xam ne liggéey yu fasantiku la bokk na ci liggéey yooyu nag mooy ndogu yi nga xam ne dañu koy taxawee fii ci kër Serigne Touba gi comme ni nga ko waxee ndogu yi nag soxna si cosaan li 2014 la ko tàmbali woon booba Serigne Cheikh Sidil Mokhtar moo fi nekk yàlla suñu borom dolli leeram tasu ci barkeem booba nee na dafa demoon booru Gédé bàyyi koo fa ba toll ci jumaa ji fekk nag booba dog jot na mu jàdd nag ci kër Serigne Touba gi ngir bëgg a dog fekk fi suñu kilifa gu baax ga ñuy wax sëñ Alaaji Mbacké bi mu ñëwee nag sëñ Alaaji ne ko ñun kat soxna si ndogu ci jumaa ji la ñuy bàyyi ko waa Muxaddamatul Xidma ñoo ñuy yónnee fii lu ñu doge soxna si ne ko kon kër Serigne Touba gi du am ay ndogu mu ne ko déedéet wax dëgg yàlla day amagu fi bu dog jotee rek dañuy dem ci jumaa ji rek ñu sedduñu ndogu indi ñu ko fii soxna si nag ci pas-pasam wax ne ginnaaw sëriñ bi nag moo fi indi xéewal yépp kenn ku nekk su dog jotee yaa nga sa kër di xéewlu na mu gën a tedde
kon kër Cheikhul Khadim gi nga xam ne murit boo xam ne dox na ba toll fi waxtu doo jot fi la xelam di nekk kon kenn waru fee dugg di sooy bañ a ndogu keroog la ma woo man mii téléphone ne ma bu subaak jàmm dama bëgg ñu waajal ay ndogu yóbbu ko ci kër sëñ Touba gi booba nag ci lu sew rek lañ ko tàmbalee mooy dañoo jënd rek mburu mu tàngal café defar ay quelques mbuusi bisaab ñu indi ko fii ci kër gi ginnaaw bi nag ca koor ga ca topp la ma wax ne ma dama bëgg nga wax daayira yi ne leen dama bëggoon bés bu set rek ñu tànn benn daayira ci daayira ahlu café yi mu indi fii ndogul lim laan lim man tàndarma bisaab café mburu ak lu mu ca mën a boole rek bu mu ko xeeb bu mu yéem ñu tàmbalee ci at moomee loolu ba nu ko defee tam wax dëgg yàlla suñu borom defal ñu ci tawfeex ba daayira yi wuy si ko ni nga xam ne ni la ko soxna si wootee woon wala sax mu wuy see ko nu kawe njort noonu kon sëñ Abdoulahi liggéey bi noonu la tàmbalee ci pas-pas soxna si daal dafa ñëw ci kër sëriñ bi rek fekk fi ndogu mu daal di jaayante moom ci boppam tàmbali ko waaye ca beneen yoon ba nag mu ne nañ ci dugal daayira ahlu café yi tànn fanweeri daayira yoo xam ne dañuy indi fi ndogu mujj nañ ko yaatal sax ba tànnal yeneen fanweeri daayira yoo xam ne dañuy dem kër sëriñ Touba gi ci Daaru Manaan ndax kër sëriñ Touba yëpp ñoo bokk atte gii ci jumaa ji ak ci Daaru Manaan sëñ Abdou mu nekk liggéey bu am solo bu cosaane wax naa ko léegi ngeen ànd ci ak Hizbut Tarqiyyah waaye dafa mel ni ahlu café bu nu sukkandikoo ci yenn ci reportage yu nu ànd ak yéen mel na ni ndog yooyu yemaloo leen ko fii ci kër sëriñ Touba gi am na yeneen secteur yoo xam ne itam liggéey ba moo ngi fay yaatu waaw yàlla de dogal na liggéey moom yaatu na lool ni nga ko waxee ndax fii ci kër sëriñ Touba gi moom soxna si fi la féete ak daayira ko fi fekk bët bu set kër sëñ Touba gi ñaari daayira léegi danañ fi ñëw muy juróom benn fukki daayira waaye itam fële ci kër sëñ Touba gi ci Daaru Manaan soxna Ayda Mbàkke rakkam mu sëñ Abdou Asi mu sëñ Baara moo fa nekk ak jëwriñ sëñ Aliou Sarr ak ña ñu fa nekkal suñu yaay soxna Anta Diagne ñoom itam fanweeri daayira dina leen fekk foofa ñu fay joxe ndogu waaye itam Daaru Karim gi nga xam ne itam day dëkku waajuram di dëkkub Seex Masamba foofee itam dafa am ay daayira yoo xam ne dañu faa féete daayira yi féete Daaru Karim itam soxna si jox leen digal ni leen dee leen tàngal café di defar ay ndogu di ko indi ci jumaa ji di ko séddale waa dëkk bi ndax Daaru Karim ay sanc la yoo xam ne ñu bari taxul ñu am doole noonu te loolu dañ ko fi yaakaar su ko defee nag kon loolu dama ci bëgg di liggéeyal sëñ Masamba sama maam moo tax ñoom itam foofee ca Daaru Karim bés bu set niñ koy defee fii ci kër sëñ Touba gi ci jumaa ji di ko defee noonu ci kër sëñ Touba gi ci Daaru Marnaan noonu itam lañ koy defee Daaru Karim waaye itam am na yeneen barab yoo xamante ne bi itam ay daayira ñu ngi ko fa nekkal yoo xam ne ñoom itam da leen di wax ne leen lu ngeen man rek su ngeen mënut a egsi fii na ngeen ko baaxee ñooñee fa nekk xam ne man ngeen ko defal ndax dama bëgg liggéey bi yaatu nekk liggéey bu am solo xam naa bu ñu dellusiwaatee fii ci biir résidence rek bët bu set ngeen di jëfandikoo ay quantité yu am solo ci café ak yooyu xam naa ca ngay dugg rek ak ni ngeen koy servir ci organisation bi daal di tëj rek ñu daal di delloo kàddu gi suñ bokk taalibe sëñ Fallou Sylla waaw sëñ Abdoulahi yàlla dogal na bi ñu tàmbalee weeru koor yi ak tey nga xam ne tey mooy ñaar fukkeelu fan bi ak juróom bés bu yàlla sàkk suukar danañ ci utiliser ñaari saako waaye café gi tam danañ ci utiliser 20 kilos café te xam nga café léegi moom dafa xaw cher waaye itam danañu defar tam bisaab boo xamante ne bi chaque jour danañ ci def xaaju saako suukar waaye mburu mi tam dana toll ci 270 pain wala mu nekk 300 pain yoo xam ne tam léeg-léeg ñu jënd mayonnaise wala yi nga xam ne moo baaxoo dem ci yooyu def ko ci waaye itam tàndarma tam saa wu ñuy dog tam danañ ci jënd benn kees boo xam ne suñ ko jëndee daanaka mu ñu ci dogee tey duñ ci dog suba loolu nekk na taxawaay boo xam ne bu am solo la boo xam ne ñu ngi koy taxawee commission yi nga xam ne yor liggéey bi tam ki ci jiitu mooy sëñ Daam Café mi nekk ci café gi am na commission yoo xam ne Taala moo ko jiite nekk ci mburu mi am na commission collation Daam Ngom moo ko jiite am na yeneen commission yoo xamante ne bi tam dañu nekk ci ndaggu mburu mi wala ñu nekk ci lal matlaay wala yu mel noonu waaye am na daal commission yu takku yoo xam ne benn bu nekk am na looy def ci waxtu wi bu ñu jullee takkusaan bu ba timis dañuy nekk seen activité ngir képp koo xam ne ñëw na ci kër sëñ Touba gi rek te yaakaar fi ndogu incha allah ñu mën kaa dogal ci anam yi nga xam ne moo gën a rafet sëñ Abdoulahi jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Dieye di la sant di la gërëm ci taxawaay bu am solo boobu nga xam ne nii wax nga ko léegi Ahlu Café mu ngi koy amal fii ci biir kër sëñ Touba gi ngir jëkkante waxtu bi rek kon dañuy jébbal kaddu ki nga xam ne moo di sëriñ Fallou Sylla su ko defee mu wéyal liggéey bi ngeen dégg njàng mi tàmbali na ci ñi nga xam ne nii kon jëwriñ ñu ngi lay sant di la gërëm kon sëñ Fallou bisimilah wéyalal jërëjëf sëriñ Abdoulaye Faye ci kaddu yooyu nga xam ne taataan nga ko ci sëriñ Abdoulaye Dieye nekk kenn ci jëwriñ yi nga xam ne dañoo yor liggéeyu Ahlu Café ñoo ngi keneen koo xam ne moom it ci jëwriñu liggéey bi la bokk muy Serigne Mor Penda nekk fii ci résidence Cheikhul Khadim moo yor bâtiment bi nga xam ne mooy bâtiment bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha fi lay nekk muy bâtiment Khalife général des Mourides Serigne Mor Penda gis nañ ne yow fii ci Mashallah Saf bi ginnaaw takkusaan gu nekk daañu la gis am na jumtukaay yoo xam ne moom nga yore ñëw indi ko fii ci salle bi ñu bëggoon a xam lan mooy sabab bi. sëñ Fallou ñu ngi lay ziare bu baax di am mbégte ci teew bi ñu teew fii ci
di ko ànd ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool barke sëñ Tuubaa. Sëñ Fallou li nga wax moom wax ju am solo la wax ju baax la it wax dëgg yàlla lii dafa bokk ci jumtukaay yi nga xamante ni ci liggéey bi la bokk ndax lii ma yor nii fulku la boo xamante si ni waxtu wu nekk ba koor gi tàmbalee ba léegi gis nga ne bis bu set yàlla dogal na dañ koy jàng foofu noonu beneen bii ma yor nii mooy li nga xamante si ni moom ku baax ki bu toogee noonu moom lañ koy tegal noonu ci suuf moom lañ koy tegal noonu ci tànk yi mu teg ko ci waaw loolu moom moo doon nga xam si ne maanaam waxtu wu ne rek moom du tardé moom waxtu wu nekk rek ak waaw balaa sëñ bee ñëw moom dañ koy daal di jël rek moom teg ko noonu nga xam ne bu ñëwee rek da ko fay daal di fekk incha allah waaw. gis nañ yaa yor bâtiment bi nga xam ne mooy bâtiment sëriñ bi fii ci résidence te sëriñ bi gis nañu ajjuma yi ginnaaw bu julee ajjuma rek dañoo fi directement naka ngeen di koy waajalee bërëb bi nga xam ne bu ñëwee fi lay féetewoo laataa mu ñëw ci njàng mi. waaw sëñ Fallou jërëjëf ci kàddu yi xam nga mbirum sëñ Tuubaa dafa doon loo xamante si ni bu la yàlla dimbalee nga ne ci waxtu wu ci nekk rek boo ci nekkee suñu borom da lay gën a dimbali da nga ciy gën a xam lu bari ajjuma yi moom maanaam daal ci ni ma la ko mën a leerale mooy mbirum sëñ bi moom ci waxtu wi nga xam si day ñëw ajjuma ji fii ci kër sëñ Tuubaa gi man alxamis moom incha allah bu soobee sëñ Tuubaa dana fekk lépp loo xam lépp moom dana fekk mu yemb nga xam si ne maanaam ajjuma ji moom dañu xaar rek mu julli rek mu ñëw incha allah waaw loolu moom maanaam alxamis gi dana fekk lépp lu ñu war a def ci bâtiment bi rek ngir waajale ko sëñ bi rek loolu lépp dana fekk mu yemb moom incha allah waaw lépp dana fekk mu yemb waaw. jërëjëf sëriñ Mor Penda ci kàddu yu am solo yoo nga xam ne yëkkati na ko mu doon leeral lenn ci liggéey bi muy taxaw baax bâtiment bi nga xam ne moom la sëriñ bi nekk fii ci résidence Cheikhoul Khadim ak yeneen yoo xamante ni moo koy taxawul ki nga xam ne moo di Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñu koy santaat baax a baax di ko gërëm ci leeral yi kon mbokki téléspectateurs yi dañuy dem rek ci régie ñu fekk fa ki nga xam ne moom moo di suñu techniciens yi nga xam ne ñuy def liggéey bu am solo ci régie bi ñu jébal kàddu ki nga xam ne moom moo di Baye Mansour Seck mu wéyale nag li nga xam ne moo jëm ci yaatal liggéey bi ci yeneen kàllaama yi ak programme kuréel yi laataa ñuy tàmbali li nga xam ne moom moo di njàng mi kon Baye Mansour bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñuy sant bu baax sëñ Fallou Sylla ci jàngat yooyu yëpp nga xam ne ubbil na nit ñi fursa ngir ñu waxtaane jataay bi ak liñ ci yëg ak liñ ci gis lépp ñu koy sant bu baax ci loolu kon duñu def lu dul jottali li nga xam ne moo des ci programme bi kon buñ jógee ci lii dinañu jottali kàddu gi ki nga xam ne mooy Serigne Madiama Niang mu andi leen benn bunt ci xasida yi ci arab su ko defee kii war a def anglais bi sëñ Malick Badiane dina ñëw ki nga xam ne tam moo leen war a jottali programme mu njàng mi xasida yi ak daaj yi dina ñëw tey nag di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor di bisu dëppook le 26 mars 2025 ñi ngi fii ci kër sëñ Touba gi ngir rek programme bi nga xam ne yàlla dimbal nañu bopp ba tey ñi ngi koy mëne sëriñ bi di ci def tawféex bu baax nit ñi di ci bëgg fii ak fa xam ne ak ñoo ne sa sore sa ndax ak internet bi ñi ngi fexe ba di ko dundal fexe nañ tamit ba yeneen langue yi nga xam ne tamit xëy na jotuñoo am ñu koy mën a def lu mel ne allemand liggéey yi nga xam ne jot nañ ko def ci français dañ ko firiwaat ci ci anglais firiwaat ci allemand firiwaat ko ci espagnol defaat ko ay montage teg ko nga xam ne ku dégg espagnol di nga xam liñ fi waxtaane ku dégg allemand tamit di nga xam liñ fi waxtaane loolu tam beneen liggéey la boo xam ne desk multilingue bi ñu leen di sant bu baax ci liggéey boobu ñoom fexe nañ ba def ko noo xam ne dana jotal ci ñëpp kon ñuy sant bu baax ci loolu li ci des mooy dañuy jébal kàddu gi kenn ci gannaaw waa kuréel gi ñëw nañ sëñ Ahmadou Thioune danañ ko jox kàddu gi mu wax ñu programme bi lan lay doon yan xasida lay doon ak yan daaj lay doon su ko defee ñu mën a jublu ci liggéey bi kon damay jébal kàddu gi sëñ Ahmadou Thioune ñu ngi ziar baax sëñ Ahmadou nga jottali programme bi nga xam ne tey moom ngeen war a jàng muy kuréelu sëñ Abdou Lahad comme ni ma ko fàttalee léegi ci njiital sëñ Ablaye Diop moo jiite njàng mi ñooñu ngeen dégg tamit ñooy kuréel bu ñu duppee Masalikul Jinaan bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ci jiite njàng mi di sëñ Cheikhouna Diaw ñoom ñooy jàng noonu di xaar sëriñ bi yegg si kon damay jébal kàddu gi sëñ Ahmadou Thioune sëñ Ahmadou yan xas da ngeen war a jàng tey incha allah ak yan daaj lay doon. ñuy ziar bu baax Baye Mansour di la jox sa wàccuwaay di ziar bu baax téléspectateur Al Mouridiyyah yëpp macha allah kon kuréel Sëñ Abdou Lahad ñu ngi fas yéene ubbee lam yabdu ak xasida Ramadan waxoon suñu safa si lañ ko jàng
teg ci inqaada li wal mustawa wax yàlla ak fii shifaa'un linnaas daal sëñ Tafsir Diop teg ci rubna shukural lazi daal sëñ Alhaaji Cissé te yee ko ak yaasa busharat daal di waa ko sëñ Massamba kon loolu mooy programme bi Baye Mansour. jërëjëf sëñ Ahmadou sant nañ la bu baax mën ngaa delluwaat kuréel gaa ngi lay xaar kon kooku sëñ Ahmadou Thioune kenn ci ñi nga xam ne dañoo bokk ci kuréel gi la kon li ci des mooy damay woo sëñ Madiama Niang incha allah mu indi benn bunt ci xasida yi ci arab su ko defee ñu dellusiwaat ci programme bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الكرام المحترمين، ها نحن معكم في قناة المريدية في رحاب مسكن الشيخ الخديم في الحلقات أو الجلسات الروحية، الجلسات الذكرية، الجلسات الشكرية، الجلسات الربانية التي تنظمها دائرة حزب ترقية بزعامة الشيخ الخليفة الشيخ محمد المنتخى حفظه الله ورعاه وأيده ونصره. واليوم نريد أن نقوم بدراسة قصيدة حمد والشكر لمن كل به صار له رضا دون سخط عند صرصرة. ولدراسة هذه القصيدة وتحليلها سنقف على هذه النقاط التالية: أولا مكان تأليف القصيدة، ثانيا السياق الزمني التاريخي الذي ألف فيه الشيخ رضي الله عنه هذه القصيدة، والنقطة الثالثة موضوع القصيدة، الموضوع الذي تتحدث فيه القصيدة، والنقطة الرابعة الوقوف على بعض المفردات الأساسية التي وردت في هذه القصيدة. كما تعرفون قصيدة حمد والشكر هي قصيدة وجيزة مختصرة، وهي من مؤلفات الشيخ رضي الله عنه، وتتألف من 4 أبيات، وقد ألفها الشيخ رضي الله عنه في الغيبة البرية، يعني ألفها لما كان مقيما في موريتانيا التي سماها الشيخ القديم بأرض الصالحين، بأرض الأبرار، حيث قال: بايعته في البر والبحر طيب وحولي بررة، وبالتحديد في منطقة تسمى بصرصار. إذن هذا هو المكان الذي ألف فيه الشيخ رضي الله عنه هذه القصيدة. أما ما يتعلق بالسياق الزمني التاريخي الذي ألف فيه الشيخ هذه القصيدة، الشيخ ألف القصيدة لما أتته قبيلة الديمان لنصرته في دعوته ومبايعته، حيث قال: له ثنائي ورضواني بلا سقط مثقاد لي من بني الديمان أنصارا. إذن هذا هو السياق التاريخي الزمني الذي ألف فيه الشيخ رضي الله عنه هذه القصيدة. والنقطة الثالثة الموضوع الذي تتناوله هذه القصيدة. هذه القصيدة قصيدة شكرية، والذي يدل على أنها قصيدة شكرية هو قول الشيخ رضي الله عنه في ترجمان القصيدة، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بحق وجه الله تبارك وتعالى صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني شكري لك على المنزل الذي باركت لي فيه بركة غابت عن غير رسول الله عليه بآله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام بقدر عظمة ذاتك آمين يا رب العالمين. وتقبل مني شكري لك على المنزل الذي باركت لي فيه بركة غابت عن غير رسول الله. هذه العبارات، هذه الكلمات، هذه الجمل دلالة واضحة على أن القصيدة قصيدة شكرية. والشكر كما تعرفون مقام رفيع من مقامات اليقين، كما جاء في كتاب
قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتاب منن الباقي القديم للشيخ محمد البشير. وشكر هذا كان ديدن وعادة لشيخ الخديم، لأن الشيخ رضي الله عنه أثبت في غير ما مر في مواضع شتى، في مواضع مختلفة من قصائده، بأن كليته شكر لله، حيث قال يشكره كلي بالكتاب بلا معاداة ولا عتاب، له شكري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات. إذن القصيدة قصيدة شكرية، والشكر مقام من مقامات اليقين. والنقطة الرابعة الأخيرة هي تتعلق بالوقوف على بعض المفردات التي وردت في القصيدة، وهي مفردات أساسية. سنقف إن شاء الله على هذه المفردات وقوفا شرحيا توضيحيا تفسيريا. والقصيدة تتجلى فيها مفردات لها ارتباط وثيقة بالتصوف، مثل الحمد، الشكر، الرضا، حيث قال الشيخ في مطلع القصيدة: حمدي وشكري لمن كل به صار، له رضا دون سخط عند صرصار. الحمد هو الثناء بصفات الكمال والجلال وبنعم الظاهرة والباطنة لله وحده. من هنا يمكن أن نقول بأن الحمد هو تنزيه الله سبحانه وتعالى أو تنزيه رب العباد عن كل ما لا يليق به. المفردة الثانية هي الشكر. الشكر يعني صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله. والشكر هذا له أنواع: شكر قلبية، حيث أن العبد يعتقد بأن هذه النعم التي نالها ليست من عنده، وإنما من عند الله سبحانه وتعالى. والشكر باللسان، حيث يعتقد ويقول ويذكر العبد ويثني على الله سبحانه وتعالى بلسانه. والشكر بالجوارح، حيث يجتهد العبد بالأعمال الصالحة. والحمد والشكر كلمتان مفردتان متقاربتان من حيث المعنى، لكن الحمد أعم وأشمل من الشكر، لأنه يكون في الخير والشر والنعمة والنقمة والحلو والمر، بينما الشكر لا يكون إلا في نعمة. والمفردة الثالثة وهي الأخيرة مفردة الرضا. الرضا ضد السخط، حيث قال الشيخ: له ثنائي ورضواني بلا سخط، مسخاد لي من بني الديمان أنصارا. ورضا هو طيب النفس بما يصيبها ويفوتها مع عدم تغير، وهو مرتبة عالية من مراتب الصبر، ويورث في النفس الهدوء والسكينة، ويكسب صاحبه توازنا نفسيا. ورضا هذا أعلى من الصبر، لأن الصبر كف النفس وحبسها عن التسقط مع وجود الألم، بينما الرضا يوجب انشراح الصدر وسعته وإن وجد الإحساس بأصل الألم، لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سقط فله سقط. لذلك قال الشيخ: حمدي وشكري لمن كل به صار، له رضا دون سخط عند صرصارا، له ثنائي ورضواني بلا سقط، مثقاد لي من بني الديمان أنصارا. لله كلي لدى آبار مكرمة، منها ارتحلنا وفيها جم من زارا، إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو زارا. هذه القصيدة تتجلى فيها عبودية الشيخ رضي الله عنه، وأنه أعطى كليته لله سبحانه وتعالى. بكل اختصار هذه هي الكلمات التي نريد أن نزودكم بها في هذه القصيدة. سري منصور تفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
salaamaaleykum wa rahmatulah kon ñu ngi sant bu baax sëñ Madiama Niang ci bunt boobu ñu andil ci Amdi wa Shukri muy xasida goo nga xam ni sëñ bi Sarsara la ko bindee woon te mu ci leeral nañu ko fekk woon Sarsara tàggoon nañu bàkkaar di ëllëg ak tey sëñ Abdoulaye leeral ñu ne loolu la tax mu wax ko du ca Sarsara la ne maqaam ma tax mu wax ko daf ko faa fekk rek mu tudd ci tuddaale dëkk ba waaye boobaak léegi képp ku ko fekk fa mu nekk yàgg ku ko fekk Sarsara yi ñu bokk yem kon ñu sant bu baax ci xasida gu am solo googu nga xam ne andi na ko incha allah suba danañ mën defaat arab bi andiwaat anglais bi ndax tey xam ngeen ne raté nañ suñu anglais bi waaye nag lépp ñuy gën a sant bu baax ci jataay bi nga xam ne ni ngeen ko gisee saa su ne yitte ji mi ngi jëm rek ci fexe lépp tegu ci yoon woo xam ni ne ko sëriñ bi bëggee ñu amee ko ni kon loolu mooy tey ñaar fukki fan ak juróom ci weeru ramadan bi ñu mel ne kon fii ak suba incha allah ci guddi bu soobee yàlla ci la ñu war a dundal li nga xam ne mooy laylatul xadar gi ndax mooy guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar bi lay doon kon loolu tamit muy xew-xew boo xam ne ñu ngi koy waaj fas ko yéen itam ànd ak yéen ñuy fàttali tamit ne ñi ngi topp suñu programme ne njàng mi nga xam ne waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci français di ko def ci anglais firi nañ ko ci espagnol firi nañ ko ci allemand te ñiy dugg ci plateforme dinañ ko mën a seetaan incha allah loolu tamit di tawfeex ju rëy joo xam ne jublu gi du dara lu dul yaatal liggéey bi fexe ba ni ñu ko bëggee muy ñëpp jot ci njàng moom nga xam ne njàngale moom nga xam ni sëñ bi mi ngi koy def te lépp di njëriñul kese moom mi nga xam ne nee na moom zanafil bi laa dara njëriñ la lu àndul ak lor kon kooku moom la muy wax ak la muy jëf mat naa xam mat naa jàng mat naa jëfe donc en ce 25e jour du mois lunaire de Ramadan vous venez de suivre la sortie ou bien l'intervention faite en arabe par Serigne Madiama Niang qui a eu à nous éclairer sur le khasida intitulé Hamdi wa Shukri. Hamdi wa Shukri qui est un khasida qui a été écrit par le Vénérable Bamba lors de son séjour en Mauritanie et dans lequel il montre que tous ceux-là qui l'ont trouvé à Sarsara sont préservés de leur péché premier et dernier. Et c'est le Vénérable Cheikh Abdoulaye Mbacké qui a éclairé notre lanterne en ce sens, disant que ce pourquoi il a fait une telle déclaration n'est pas lié strictement à l'espace de Sarsara. C'est une coïncidence spatiale, faisant donc que quand il évoque ce grade spirituel qui lui permet, n'est-ce pas, qui lui a permis de faire en sorte que tous ceux-là qui l'ont trouvé à Sarsara puissent être déchargés de leur péché premier et dernier, mais c'est un grade qu'il a trouvé à Sarsara. Mais depuis lors, tous ceux-là qui l'ont trouvé, où qu'ils soient dans les mêmes desseins, auront le même bénéfice que ceux-là qui étaient à Sarsara. Voilà donc un enseignement très fort qui a été fait par le troisième Khalid et que nous retiendrons encore toujours. Donc nous allons continuer, n'est-ce pas? L'atmosphère, vous le voyez, rien n'est différent par rapport aux autres jours, sauf que peut-être les jours s'égrènent, c'est le compte à rebours. Nous sommes le 25e, cela veut dire que donc le temps s'écoule et le sentiment le mieux partagé, c'est ce regret, c'est ce pincement de cœur, c'est ce que le cheikh disait dans Yazul Bisharati. Il part et je n'en ai pas encore assez. Je ne l'ai pas assez vécu. Je n'ai pas assez vécu ces moments suaves avec lui et il est sur le point de partir. Donc c'est peut-être le sentiment qui de plus en plus gagne les uns et les autres parce que ce moment féerique du Mashrab est devenu un moment inscrit en lettres d'or dans l'agenda du mois de Ramadan ici à Touba mais ailleurs également puisqu'on le sait c'est un moment ou bien c'est une assemblée, c'est une instance qui a donné naissance à beaucoup d'autres. Nombreux sont ceux-là qui le vivent de la même manière que ceux-là qui sont à Touba. Et c'est dire donc que c'est le signe de la baraka d'Allah. Et il faut donc rendre grâce à Dieu pour cela. Mais surtout, prier ardemment pour l'artisan de ce programme. Nous avons nommé le vénéré Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides, qui a eu à cœur de nous faire vivre ces moments féeriques qui rappellent ce qui se passait à Diourbel quand le cheikh a eu ce séjour de 15 ans. Et chaque fois qu'arrivait le mois de Ramadan, c'était le même scénario, c'était le même programme, c'était la même ambiance et les uns et les autres en redemandaient toujours jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Et il est heureux donc que les choses se passent ainsi. Nous voyons donc également, nous rappelons que et au moment où nous parlons, la voiture du Khalif est proche. Elle s'achemine dans la résidence et vous le savez, le protocole est le même.
dès son entrée, c'est le signal donné à la déclamation assurée aujourd'hui par le groupe baptisé Serigne Abdoul Ahad Mbacké, le troisième khalife du mouridisme. Et ceux-là que vous entendez en train de déclamer, attendant que le khalife arrive, je le rappelle, c'est le groupe baptisé Massalikul Jinan de la Dar Hizbut Tarqiyyah de Touba. Nous voyons donc, n'est-ce pas, ceux-là qui sont toujours présents. C'est le même protocole, les agents de sécurité qui encadrent les véhicules. Et le groupe des chanteurs qui va suivre une fois que le véhicule sera entré et qui va accompagner le khalife au son des khassaïd jusqu'à l'entrée dans la salle, jusqu'à son installation, jusqu'à ce que démarre la prestation dans la salle. Il faut donc prier Allah pour qu'on puisse encore vivre ces moments des années et des années et des années durant, et qu'Allah accorde une très longue vie et une très bonne santé à celui qui est l'artisan de ce programme. Vous le voyez sous les yeux, ravi, vous le voyez, n'est-ce pas, empreint de béatitude. Et ce programme, n'est-ce pas, qui le tient, lui ne vit que de ses khassaïd. Ce qui peut, n'est-ce pas, faire mouvoir sa béatitude, la propulser au plus haut dans le firmament, c'est bien cette déclamation suave des khassaïd. Et il a fallu mettre toute l'énergie qui s'y est pour que la chose puisse se passer dans les règles. Là, je le disais toujours, c'est un moment de déclamation, mais c'est également un moment de contrôle de qualité. Déclamer devant le khalife, lui qui suit, lui qui veille au grain, qui suit chaque lettre, chaque mot, chaque vers, chaque recueil, mais c'est véritablement un contrôle de qualité et les uns et les autres font des pieds et des mains pour lui servir, n'est-ce pas, un véritable nectar au plan de la déclamation. Et il est heureux que les choses se passent ainsi. Nous voyons également Serigne Moussa Nawel, tous ceux-là qui sont ses lieutenants et qui sont là pour que tout marche comme sur des roulettes. Et il est heureux que chacun fasse des pieds et des mains pour que véritablement rien ne soit une faille de son côté. Ce sont les agents de sécurité, ce sont ceux-là qui sont des secouristes, c'est la sonorisation, l'aspect technique, c'est l'audiovisuel, c'est également l'Internet. Et tout cela qui s'affaire pour que véritablement le tout cuisiné donne un repas succulent qui est très digeste. Et Dieu sait que c'est un repas très digeste qu'on est en train de nous servir à tous les niveaux, que ce soit au plan technique, que ce soit avec ceux-là qui déclament, que ce soit également avec ceux-là qui ont en charge l'organisation. Il est heureux que les choses se passent ainsi. Donc nous voyons donc dans quelques secondes, Inch'Allah, le khalife sera installé et bien installé. Et Inch'Allah, ce sera le démarrage de la déclamation. 1 heure d'horloge, nous le rappelons. Un programme alléchant, un programme que nous avons vécu. Vous avez entendu les précisions faites par Ahmadou Tchoun, un des membres du Kourel, et qui nous a décliné tous les khassaïd qui seront déclamés ici. Donc il faut rendre grâce encore à Dieu, mais surtout encore, je le dis, le maître mot, c'est de prier pour lui, prier pour ce vénéré khalife, prier pour cet homme au grand cœur et qui a voulu que chacun puisse vivre, n'est-ce pas, remplir sa besace de bienfaits en ce mois béni de Ramadan qui est un mois de promotion et qui est destiné à rehausser la crainte de Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons laisser l'antenne et vous suivre cette déclamation et revenir après.